asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Média 7 et ñu ngi dellu soit ak yéen ci seen émission spéciale bi nga xamante ni ñu ngi ko jagleel ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy li ñuy wax mbëkk mi. moo waral tey émission spéciale bi ñu defee ko fii ci locaux Média 7 TV yi et di wax ni nag ma dalal nag ay kàngam ñoo xam ne ñu am solo et puis li gën a nekk ci affaire mooy c'est à l'improviste laa ko defee parce que kii c'est un maître cordonnier muy Moustapha Tall dama ko fekk ci atelier ni ko génnal dañ ci wax parce que dañu yaakaar ci mooy indi kenn kii c'est un ingénieur en informatique, c'est un infographe mais en même temps c'est un imprimeur muy Lamine Ngom muy nekk à ma gauche. Il y a un tailleur qui est là, c'est un ami, c'est un frère, c'est un neveu muy Kalidou Mbeng. am na beneen invité boo xam ni incha allah dina jël le train en marche muy Abbas Diané mi ngi ci yoon wi di ñoon laa fi dalal tey pour ñu mën a waxtaanee li nga xamante ni moom mooy mbiru Barça wala Barzak ñu indi ay solution c'est quoi exactement le problème wala solution bi lan la wala xale nan la ni mën a def pour ñu toog wala nan la mën a leen éduquer ba nu mën a tegu ci yoon wi nga xamante ni du am benn problème. Lamine ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokki téléspectateur Média 7. asalaamaaleykum waa téléspectateur yu Média 7 yi ñu ngi leen di nuyu waaw di leen ziar bu baax aussi. comme ni ko Galzu waxee maa ngi tudd Lamine Gueye di wax ne li muy xaar ci ñun ñu ngi ñaan yàlla ngeen gis ko ci ñun réponse yi muy xaar ci ñun incha allah. jërëjëf Lamine Gueye ancien président de la République du Sénégal jërëjëf ñu bàyyi kon Moustapha Tall moom it mu nuyoo ak mbokki téléspectateur Média 7 TV. auzu billaahi mina shaytaani rajiim wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu waa Sénégal yëpp bàyyiwuñu kenn. ni ko sang bi waxee noonu rek la demee. fii réew mi toll ak ni affaire bi amee ampleur. ñu war cee wax suñu xalaat waaw loolu moom lu ñu rafetlu la. Kalidou. di nuyu suñu mag yi toog fii di nuyu directeur Gazou di nuyu waa rajo bi muy Média 7 di leen wax ne tamit pare pour waxtaan si li nga xam ne muy suñu morom yi suñu mag yi suñu rakk yi ñi nga xam ne dañuy dem si gaal yi di ko jëlee lu neex wa ak lu naqar si loolu lañ bëgg a wax. damay des si yow Kalidou ba tey. fële ci entre Kébémer ak Louga am na sa doomi baay yoo xamante ni waa Mbengeen ni lu mat ñaar fukki nit ak ñaar fukki xale ak ñett wala lu ko ëpp faatu nañu ci géej gi yow d'abord ñu ngi leen di masawu di leen jaale xale yooyu nan nga gisee mbir moomu ak lan mooy sa xalaat ci Barça ba Barzak. di wax naan ñaay leen way ñaay leen waaj di wax ne bakkan bi ñoom duñ dina ñam dee di wax ne kat tamit man je me disais que ne dama leen di masawu di leen jaale seen yaay seen papa yi métti na benn dëkk lu mat ay 23 morts am fa mu nekk ay jeunes loolu métti na trop te ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi dee feneen yoo xam ne xamuñu leen di wax ne métti na si waa Louga si waa Mbengeen samay doomu baay di wax ne kat wax dëgg yàlla pour àdduna man sama xalaat bu gàtt xaalis warul jaral doomu aadama muy dugg si géej pour dem naan day wuti xaalis man jaraluma ko te du ma diggal sama benn morom kat mu koy def xëy na tamit am na influence muy seen mbokk yi fa nekk bitim réew bu ñu ñibbisee ni ñuy mel seen kër yi ñuy tabax di teral seen yaay yow nga nekk fa amoo ñoom ñuy dem di ñëw neexul ci xol man je me disais que ne sama xalaat bu gàtt loolu moo leen influencé pour ñuy def loolu mais du leneen. jërëjëf Kalidou dégg na li nga wax Moustapha dégg nga li mu wax nee na loolu dañ leen influencé pour ñu def loolu mais du xale yi duñ bëgg daal wala daan mën a am la yow loolu mooy sa xalaat. waaw suñu xalaat dina ci yaatu trop te sax du xaj ci émission. ndax première responsabilité bi état lañ koy gàll. parce que bu ñu nekkee ci benn contexte économique boo xamante ni adduna bi yëpp ñi ngi yëg nii bees dafa am état bi mu lëloo nekk ci lëlëm di war a préparer loo xamante nii maanaam pour sauvegarder dignité réewam la ak fixer maanaam ressources humaines bi mu am bi nga xamante ni Afrique fi mu nekk nii fi mu toll dañu soxla ressources humaines bu nga xamante nii de qualité lay doon. kon état moo war a yor politique bu nga xamante nii day am vision boo xamante ni dina mën a fixer ay doomam parce que adduna bi ñun dañuy wax ne dañu pauvre nous sommes pas pauvres nous sommes pauvres de mental en mental mais nous sommes pas pauvres en ressources humaines yi fi nekk ak li ñu yàlla jagleel ci suñu suuf mun nañ ci dund mun nañ ci dundal ñeneen mbay mi dañ ko mettre en second plan te pourtant xale yi nga xamante ni demuñu armée yëpp waroon nañ dem ci mbay mi fi mu nekk nii
ñun bi ñu génn bi ñu nekkee ci Covid bi dañ jàpp ni tawféex la ñu am parce que suñu borom wan nañu ni yéen bu ngeen toogee ci seen biir liggéey di ngeen am lu bëri ñi daan fajoo ji France kenn dematul woon ñi doon tukki kenn dematul woon mais diggante boobu nga xamante ni nag ñoom dañoo waroon lëlu xool après bu ñu ci jógee rek naka la ñuy defee benn relance boo xam te dafay am impact ci société bi mais defuñu ko xale yi di dem ci gaal gi mais nañu waxante dëgg naka ngay juddoo ci réew dem ba am 18 ans ñun la mënoo fee am suuf ñu jël suuf si jox ko ay opérateur économique ñoo xam te ne xaalis la ñuy ut tabax ay immeuble di ko louer location bu cher 80% parmi ci jeunes yi dañu louer ay 80 000 la ñuy fay jëm 150 000 mais loolu état dafa war a am benn politique bu nga xamante nii pour wàllu habitat social yoo xamante ni dafay nekk lu dëggu mais bu ñu demee ba ci réew moo xamante ni nit ki dafay am ay 100 kër benn nit di am 100 kër mais badoole bi fan la jëm munoo am suuf ci fi nga dëkk terrain nuit 40 millions mais doo ko jëlee ci réew mi xale yi da leen di jaral ñu dem Barça wala Barsax et puis exode rural bi lan la ci état def pourquoi fixé wul nit ñi ci seen ay gox ah façon bu ne ñun 1960 ba léegi politique la ñuy dundee politique bi ñuy dundee moom la ñu war a bàyyi xool suñu économie fi mu toll ñu relancer ko fëgg jaay bi ñuy dugal fii Sénégal dañ ko dindi parce que day metti mais nañ ko dindi am nañ ay usines textiles yi fi nga xam dañu tëj ñun dañu judd rek fekk ci usines yu tëj ay Sotiba ay Simpafric te ñun ñoo bokk ci les 10 meilleurs fabricateurs de coton suñu coton bokk na ci coton yi gën a baax ci àdduna mais ñun ay fëgg jaay rek la ñuy sol fu mu nekk nii mbalit moodu bu ñëw mbalit ngay indi ci dëkk bi mais ñun kan la ñuy nekk ci émergence loolu du émergence beneen bi mooy suñu autorité nañuy sol li ñu fi jëlee nañuy sol li ñuy liggéey li tailleur yi di ñëw nañ koy sol li ude yi defar nañ koy jënd assemblée nationale nañuy sol li nga xamante ni moom mooy consommation sénégalais bu ko defee les ministres buñ ko commencé les députés di ko def autorité yëpp dañ koy def boo demee fii jam ñaajo lañ fa tabax yëpp benn meuble africain dugg fa benn meuble sénégalais dugg fa amul vice boo xamante ni Sénégal moo ko defar bu dugg foofu noonu mais loolu mooy émergence ñun chaque jour dañ ñuy defaral tali bi fi mu nekk nii boo génnee fii ay nit ñu xonq ñoo jiite ay nit yu ñuul ñu koy defar mais yooyu nag dafay révolter nit munoo nekk ci dëkk juddoo ci dëkk màggee ci dëkk munoo am suuf boo dëkkee ñu téye la ci location nekk la sa doom di gis loolu des fois 6 mois ñu jox la avertissement génne say bagage sa doom di gis loolu da koy jaral xaru ji dugg ci mbëkk bi am nañ solution bi état bi bu bëggee politique bëgg a jël réew mi gox-goxaan bu nekk dina fa dugg ruq bu nekk dina fa dugg pauvreté bi yëpp gis na ko léegi nag bu ñu toogee ci seen nguur du ñu jéem a faj loolu dañuy mel ni ku ko fàtte wuñ ko. dégg na li nga wax. dégg nga soo loolu mooy sa xalaat. une fois damay wax ne trop de politique c'est pas bon ndax mbir mi dafay mbir moo xam ne damay wax ne ñëpp dañu war a summi seen mbubb politique teg ci suuf songandoo ko mën ko daanandoo parce que d'abord nit dafa judd nekk un nomade. nit boo ko xañee droit wu tukki xañ nga ko àddunaam nit day dox suuf si suufu yàlla la nit dafa am droit fu mu sentir ne mën na faa gis boppam mu dem ca. donc loolu ñëpp dañ ci war a xam dañ ko war a xam ñi nga xam ne fa la ñuy jëm muy Europe wala muy Asie wala fu mu nekk nit dafa am droit wu dem fu ko soob mu dem fa. loolu droit la boo xam ne nit ki moo ko moom d'abord. beneen bi ci des nag muy mbëkk mi man bokkoon naa ci ñi nga xam ne jógoon naa bëgg a def mbëkk mi kon man mën naa cee wax dara bi ma bëggee dem ci mbëkk ma yàlla dafa def mooy bëggoon ko jaar yoonu suuf xam nga ñu ngi wax géej gi li géej gi rey mais li suuf si rey moo ko ëpp foofu boo jaaree Niger jóge Niger bëgg a dem Benghazi mais foofu ñu ngi jaay nit ñi comme ay jaam ay xale yoo xam ne ay mineurs rek ñoom ñoo ci nekk ay mineurs rek donc loolu nekk na loo xam ne tere nit ñi ñu voyager du solution benn damay wax ne nañu ubbi ambassade yi parce que tamit Afrique fi ñu toll nii moomee vent moom lay wax suñu Afrique ñun ñoo amee koom-koom bi ñun la ñuy soxla ci Europe wala di ko soxla ci feneen mi ngi fii suñu réew d'abord nañu am gëm-gëm bi mais nag nañu état accompagner foofu laay fekk see sama naataango bi Moustapha mooy nañu état accompagner xoolal man dama bokk ci Sénégal de l'extérieur état teg fi depuis jamonoy Abdoulaye Wade kuréel bu muy woowee FAISE li ko tax a jóg mooy accompagner les Sénégalais de l'extérieur ñi nga xam dañu am ay projet fii bëgg fi def waxuma la man waaye ñu mel na man ñu ngi fi am pagaay man tey jii yàlla ak sama benn xarit boo xam ne ñi nga xamante woon Niger ma koy saluer de passage
Abdelkader Agne instant bi moom mooy ambassadeur bu Côte d'Ivoire moom moo jàpp sama loxo ba ci Fès yëpp mën na ma fii kat li fi nekk yéen a ko moom bu ngeen amee projet bu baax bu ngeen ñëwee ñu financé leen waaye bind naa samay projet def ci samay moyens dox ci ba bëgg a dee heure boo wootee ñu ne fond amu fa wala boo xëy na fond ba jaar nañ ko feneen état bu tegee ay mécanismes te amul suivi du dem parce que projet yi ñu fiy wax ne Sénégal yi fi nekk yi ñu fiy wax ni ay côté financement parce que tamit ñun xaw ma lu ñu manqué ñu ngi wax formation mais boo génnee ci Sénégal dem ci sous-région bi da ngay xam ne nous sommes qualifiés man damay wax ne sàcc bi sax am na métier sàcc bi sax bii sàcc am na agresseur bi agressé sax mi ngi ak métier boo génnee ci biti da ngay xam ne ñun nous sommes qualifiés mais li ñu manqué xam nga mooy lan mooy suivi te mbas mi nag du question jéem a téye xale yi nit ki boo koy téye da nga koy jox lu mu teg loxo da nga koy jox loo xam ne da ciy jafandu mais nit mënut a nekk ak ba papaam ak yaayam ba muy gone papaam ak yaayam di ko jox ndékki ba mu dem ba sol mbubb dal papaam mu jot ko sëkk papaam ak yaayam continue ko jox ndékki moom day wax ak gars yi mën na leen judd nekk semeur dem ba nekk mag bëgg a dee ci semeur yenn saa yi da ngay jël sa bakkan bi kat nga ne kon naa ko teg ci naa ko tayle mais nag c'est pas une raison man tey jii bi ma de bëggee def loolu yàlla def ma dajeek kilifa gu baax ma koy ziar bu baax muy sama wasila ma jébbalu ci moom muy sëñ Dame Mbacke muy sëñ Moutala mu ma fekk ñaame waaye dama ne kooku su ma ko fekk woon ñaame kon dee naa benn gal si man bokk naa ci ñoo xam ne tey jii ñu ngi leen di tàggee mais kooku ginnaaw yàlla moo ma indiwaat à la raison change bi am nag xale yu bëri am ñu ko ba pare nag xale yi dafa am ñoo xam ne ñoo leen di yóbbu pour ñu deewi ji fañ leen di yóbbu xam nañ dañuy deewi ji ñooñu nag waxuma Assemblée nationale bu Sénégal damay wax ne dafa war a criminaliser passeurs yi crime la parce que ñi ngay lekk yóbbu seen xaalis xam nga yow fii ñii dañuy deewi ji yow xam nga ko nga jël seen xaalis lekk seen xaalis bàyyi leen ñu dem deewi ji yow criminel bu gën a rëy moom nga man damay wax ne ñooñu aussi nañ ko def mu nekk ñuy def ko criminaliser ko. jaajëf Lamine Gueye ci kaddu yooyu nga xam ne ak li nga fekk si Moustapha Tall ak li Kalidou wax sànq et comme ni ma leen ko waxoon sànq ci ubbi bi sunu xarit Abbas Diané moom maître tailleur la nekk fii ci centre commercial bi aussi et moom it dafa jël le train en marche ginnaaw ba mu nuyoo pare ñu ngi woon ci Barça ba Barzak boo nuyoo xam naa téléspectateur média seen yu bare yow sa idée lan la ci ak ban xalaat nga ci am. asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp. man nag sama wax mën na bañ a bëri ndax Mouhamed Lamine mi wax na lépp lenn dafa am muy li am ni Barça wala Barça metti na lool nag loo xam ne ñun bépp Sénégalais ndax yàlla def na ni ay jeunes rek ñoo ci dee benn mag demu ñu ndaw mu doon lu metti nag siis boo xam ne xamuñ fu ñu koy waxee waaye nit boo demee ba am yenn at yi sa yaay sa baay am yu la war ak moom muy xëy su xëyee ne la diw yow alma lii wala may ma lii mënoo ko jox sax lu mu jëndee mburu te am yow yeneen nag yeneen yow mi ngi la war yow mi nga xam ne yow la ñuy ñaan mburu te mënoo jënd sax chocolat buy dem ci mburu nga dund ko ay at boo demee ba yenn at yi da ngay jàppat ni benn instant dee ak dund laa yemale parce que li may def mook dee ñoo yem parce que sama yaay di ma laaj saa yu xëyee te mun ma am ñaar dërëm bu ma ko jox dund ak dee laa yemale foofu parce que loolu dafa xaw a métti waajur yi nag yenn instant ñoom ñoo ñaax yenn saa yenn doom yi ci yenn yi parce que tamit dafa am loo xam ne gor bu dee gor la boo xëyee tey laaj ko tey amul mu metti ko lool sa doom xëy dem guddi nga ko gisaat wala fajar nga koy gisaat muy xëy di daw pour bañ rek nga gis ko nga koy koj pour mu jox la amul lu mu la jox kooku su gisee gaal wala leneen ak leneen da ciy dugg parce que moom jàpp na ni dee na bu yàgg kooku dafa dee bu yàgg parce que léppuy dund moo raw dee du solution bi mais loolu du solution bi parce que tamit nit kuy dund ku ne da ngay ñaan yàlla am loo teralee sa yaay du da ngay ñaan yàlla xaru daganul fenn ci lislaam daganul am fu mu dagan kon benn instant nit kuy dund ku ne da ngay ñaan loo teralee sa yaay soo demee ba jël solution naan damay dem dee wala dund fekk am nga lu la métti suñu état nag man bu may amee lu may blâmer suñu état lay blâmer parce que li tax may blâmer suñu état mooy lii ñoom ñoo waroon wut solution bu yàgg parce que du lii léegi la commencé man mun naa wax ni lii 20 ans en arrière mi ngi fi kon yàgg na fi nekkul lu bees te boobu ba léegi mënuñu fexe ba jël ci benn solution wax ci loo xam ni sax dina toogloo population bi wala ñu au moins ñu indi fi ay entreprise mais du Dakar rek moo fi ne Dakar rek newu fi dañu war a wut ay entreprise ibbi ko fépp ci Sénégal
jeunes yi am lu ñu def mais ñëpp buñ dawee ñëw làqutu ci Dakar day métti. état moo war a jàppale xale yi loolu nga wax da war a wax nga ci mbay mi wax nga ci leneen wax nga ci leneen mais est-ce que exactement parents yi am na part de responsabilité ci loolu. parents yi am nañ part de responsabilité. aussi Tafa. ban genre xale moom ngeen di gis ñuy dem ci gaal yi ban genre xale ñoom ñoo dem ci gaal parce que ki yar doomam. ki yar doomam defe naa du bouger mais ki nga xamante ne nag bon ñu baal ma ci wala ba. waaw xam nga loolu tamit hypothèse la ci mais daal li may wax nii responsabilité parentale mi ngi ci parce que xale bi bu fekkente ni dafa dem école d'accord suñu éducation baaxul suñu njàng baaxul parce que dañ ko war a xoolaatal suñu bopp état loolu état le revenir mais ñun parents yi aussi dañ ci am part de responsabilité parce que gis nga doomu aadama yàlla moo bind nit ñi te yemalewul donte équilibre social bi amu fii parce que da ngay gis ay borom alal yoo xamante ni démb lañ am alal seen alal jaarul yoon ñii ci état lañ liggéey dañu politique rek am alal seen doom yi nekk ci boîte yi nekk ci marché yi di def n'importe comment ñoom ñoo excité suñu doom yi ñoo leen excité parce que ak li leen war ci télé bi ñu defoon ne fekk am yooyu du ay am yoo xam ni da ko liggéey fi may ñëwee fi may revenir ci parents responsabilité parents yi mooy sa doom doon nagu mu nekk chômeur ci biir kër gi sa doom doon nagu mu nekk chômeur ci biir kër gi da ngay jël sa responsabilité parce que moom la la yàlla jox da ngay jël sa responsabilité xale bi na uti métier donc ko utal métier par force mu nekk ci te y a pas de sot métier fii li fi pël Fuuta di daj étranger lañ fiy daj bu ko doomu Sénégal yi dajee fi dañuy am mais maanaam chaque jour nga bëgg a dund luxe boo xam te ni amuloo ko mais loolu fa la lay yóbbu luxe boobu maanaam ça n'existe pas matériel la rek ça n'existe pas mais suñu esprit yi li koy defaraat nag mooy parents yi aussi jéem a éveiller seen doom yi xam ni ñoom moomuñu doom yi di leen commercer fayal naa la sa njàng nangam sangam da nga maa war a revenir suba non c'est pas ça sa doom da nga koy accompagner xamoo sax ndax yaa koy njëkk a dee wala moo lay njëkk a dee gis nañ fii le président Macky Sall mais ana waajuram gisul waajuram mais lan moo tax mu réussir parce que dafa nekkoon dans famille pauvre la juddoo dem reyante ji xeebul dara nekk ci njàngam ba egg fu mu egg tey ana njariñ loolu est-ce que papam gis na ko wala yaayam gis na ko bu ñu ko doon commercialiser nag bu ñu jàppoon ne doom ji ñu war a commercialiser la xëy na dinañ def ci moom jikko yoo xamante ne nii dana def naka sulul noonu parents yi dañu ci am responsabilité parce que dañuy commercer seen doom yi maa la fayal nga jàng maa la def nii dama koy delloowaat loolu du dëgg nañ bàyyi loolu da ngay liggéey accompagner sa doom bu yàlla defee mu am wërsëg mu jàppale la bu fekkee sa dund mu jàpp ci mais di leen ko forcer loolu day exciter xale yi damay revenir ci état aussi parce que gis nga li ñuy jox promoteur yi nga xam te ne ñooy tabax dëkkuwaay yi dafa bëri te après bu ñu tabaxee ba pare amatuñu dara lu ñuy def lu dul tëdd noppalu di recevoir xaalis boo xamante ni ci dodd baadoole yi rek lañ koy teg bu amul benn employé maanaam duñ jël sax personnel bu mat benn agence nga koy jox 10 personnes ñoo fay nekk di couvrir ay millions dañuy imposer gars yi ñuy defar ay société yoo xamante ni dafay tax ndaw yi mën a am liggéey loolu la état war a imposer mais jël benn nit jox ko terrain ngandim terrain ay hectares mu xëy suba def ko titre foncier di ko tabax di ko tegaat ci ndoddu Sénégalais yi loolu état da ci war a jóg tant que suuf rek la wuñ ko Sénégal ci lii la ñuy dee. d'accord gis nga gas. waaw maa ngi jégalu mais gis nga gas état mënut a jox ñëpp liggéey état amul moyen bu mu joxee ñëpp ay liggéey mais nit ñi seen bopp man tey jii man xaaruma état man maa jóg ak samay propre moyen ak muy man muy moom mii di wax muy ñun ñi fi toog ñëpp ay entrepreneur lañ ku ci nekk yaa ngi yor sa entreprise bu ndaw. loolu gis naa ko di ci liggéey du dërëmu état bu ci dem. te yaa ngi gis naa say doom ñu ngi jàng école mais yaa ngi leen di initier. ci am doom ci liggéey. mooy li muy wax léegi. waaw mooy li mu wax. mooy responsable parental bi. moom la am di wax léegi. gis nga xale yi dem liñ fi bàyyi moo ëpp liñ fi bàyyi war ko liggéey man personnellement tey jii man Europe soxlawu ma ko. du question am ay moyens nag. waaw mais dama gëm sama bopp gëm ne fii ma nekk war naa fi mën a tekki. absolument. tekki sama réew. man moo ma gën a tekki man ñaar fukk bii ma am fii moo ma gën a téeméer bi ma am Europe. ndax fii boo fi nekkee. mais yaa ngi dem ngénte yaa ngi dem takk. yaa ngi dem jàkk. yaa ngi dem jàkk. yaa ngi dem église. yaa ngi dem église. yaa ngi dimbali sa morom. mais boo xasee génn dem benn yow déraciné nga xaw ma ni ñu ko waxee da nga déraciné bokkatoo loo fa boo fa taxawoon ay millions boo ñëwee balaa ngaa samp dara muy taxaw genn wàllu millions yëpp dana dem ndax doo xam fi ngay taxaw fan la
kon man li may wax xale yi man même bi ma nekkee ci biti mooy que ndaw day ñeme lu metti nag tekkul dem xaru ji ndax dem ci gaal yi surtout nag côté bii ñuy jaar képp ku def navigation xam nga ne côté bii période bi ñu fi demee même yow mi nekk ci bateau sax bi nga xam ne moo ëpp sécurité gaal yow boo fi nekkee da ngay amee mal de mer da ngay feebar ba koroog ngay ñëw ko waxuma nag nga nekk ci gaal boo xam ne vague yi attunu ko kon loolu xaru la fii bu ñu fi nekkee xale yi bu ñu fi nekkee nañ gëm seen bopp ñu gëm seen bopp parce que li mag ñi wax am na solo cela veut dire que bëgg a tekki du question que dañuy jaar si géej gi pour tukki loolu du solution man sama xalaat bu gaaw en plus que dañoo tombé ak jamono joo xam ne ñun xale dafa bëri suñu ñàkk a jot dañoo waxante dëgg dañuy gis xale mu nekk xale ba nekk mag am 17 ans 18 ans 19 ans mënul jàng métier bu normal loolu mënoo ko def même boo tukkee tamit da ngay sonn mënul nekk da ngay am métier nit ki loo mënti def si àddina da ngay am métier wala nga dem jàng mais mënoo ne jàngoo en plus que amoo métier boo demee Europe tamit de même que da ngay def loo xam ne mbuus daju ko fi daal nañu waxante dëgg parce que dëgg rek mooy dëgg nañ toog fii ñu liggéey ñu jàng métier mënuñu bu ñu jaaree si géej gi li dal suñu morom moo ñuy dal muy dañuy jaar si géej gi dee après ñu ne Macky Sall wala ñu ne keneen ak keneen tooñ kenn tooñ ñun moo tooñ suñu bopp nañ góorgóorlu ñu liggéey lu ñu am ñu doyloo ko sant yàlla xam ne yàlla loolu la ñu jagleel mais bu ñu forcé c'est possible Abbas am na kii amul aw ma damay sant yàlla xam ne yàlla loolu la ma bindee loolu la ma jagleel ma sant yàlla. donc yéen ay entrepreneur ngeen yéen a ngi formé xale yi maître tailleur nga gis naa ay xale yi yoo xamante ni ñu ngi si atelier fa laa la jëlee sànq et di wax ni état am na ci part de responsabilité comme ni que ñoom Lamine waxee ñoom Tafa waxee parents yi aussi am nañ ci part de responsabilité est-ce que la solution mooy ñoom dañu war a dem forcément dem wala bu ñu toogee ci réew mi boo gëmee comme ni que Lamine waxee boo gëmee sa bopp ndax ñun Afrique moom moo yore koom-koom ñoom moomay vent comme ni mu ko waxee lan mooy sa xalaat ci loolu xam naa 5 minutes moo des ci émission pour mu jeex et ñu bu defee tour de rôle bu ñëwaat ci Lamine Taba après ñu mën a tëj émission bi lan mooy sa xalaat. sama xalaat lenn taal bi xale la waaye wax na lu am solo ndax loolu muy dund noonu moom ba wax ko ay moromam yu bëri dañ ko dund mooy ku ci nekk da ngay tàmbalee liggéey ni dama bëgg liggéey nekk ci métier tàmbale ba ñu seen la ci ñu ne kii diw mi kat mi ngi liggéey ñu yaakaar ni tamit ñëpp jël seen yaakaar teg ci yow nga dem ba ñu yaakaar la nga jaat jël beneen yoon ñi amoon ci yow yaakaar tamit seen yaakaar tas ndax bëggatoo dara yow jàpp nga ni da nga war a am kut ko kut da nga war a jéggi sa patron kala doon jàngal jàpp nga ni yow la muy am yow teg nga ci sa bët ba gis ni yow da nga war a jéggi loolu dem ami leneen lu ëpp loolu boobu yaa ngi nax sa bopp ndax sa patron dafa rampe ba egsi fi mu egsi yow it nga war a rampe pour am loolu mais ñun suñu xale yi léegi ñoo xamul rampe xamuñu rampe dañuy xëy bëgg a nekk nitar te foog nga jaar ci genwal wala mënoo xëy nekk dara te jaaroo ci A wala B mënoo ñëw nekk Z te lépp loolu mooy problème bi fi nekk ñun jeunesse bi nag laay waxal métier foog ñu wuti ko du kenn mooy wutal nit métier yow mënoo am 17 ans xamoo loo bëgg luñ la dugal même pas 2 mois nga génnaat ci dugaat leneen kon nit buñ ne tamit état bi dëgg la am na part boo xam ne moo ko moom à 100% mooy waroon na am tamit ay entreprise yoo xam ne ñoom ñoo ko taxawal. non ANPEJ mi ngi fi ak yeneen. non waroon na gën a bëri noonu waroon na gën a bëri noonu. waroon na gën a bëri noonu te tamit même tamit que gaal yi nii géej gi ñu instant bi ñu ngi jël géej gi teg ko ci loxo tubaab yi ba instant bi lébu yu bëri mool yu bëri mujj nañu jël seen gaal teg na le dem wuti leneen. dama bëgg wax si li nga wax léegi. ñoom ñoo ci ëpp ci barsa yi mais entreprise yi du ñu tëb jàppal rek dugg na si entreprise bi entreprise pour nga dugg si foog nga mën dara wala foog nga am dara du moins que foog nga jàng pour ñu duggale si entreprise bi amoo métier duñ la dugal si entreprise bi kon yow lan ngay def fan lañ lay dugal. waaw. en tout cas daal man daal fi may jeexalee. waaw. mooy xale yi laay waxal. sama rakk yi sama jarbaat yi sama doom yi man ñoom laay waxal gis nga yàkkamti yàqule booy jàng boo toll ci jàng métier demal nga jàng métier waaye nga la way jur yi bàyyi leen xale yi ñu jàng métier
xale buy jàngi métier gis nga boo génnee fii Sénégal man dama am chance bu côtoyer yeneen réew yi dañuy indi seen doom ci mécanicien bi fay mécanicien bi pour mu jàngal ko métier fay paye bi pour mu jàngal ko métier fay infographie wala sérigraphie pour mu jàngal ko métier mais fii ñun suñu société Sénégal da ngay indi sa doom jox ko am ni pour mu jàngal ko métier ba pare nag tanaan ko loo wàccaale xale boobu dootu jàng métier xale boobu day xool lu mu wàccaale dèjà mag ñi am nañ ci part de responsabilité mooy kii benn nga noonu beneen bi des mooy xale bi nag ngay liggéeyee ba am ba am sa 500000 francs ci fi nga toog xostu fa ba am fa 500000 wala jëlal 500000 yooyu defaat ko ci biir pour mu gën a fleurir nga jël ko dem joxe ko ci gaal yi di dem foo xam ne xamoo loo fay fekk te nag nit amul maqaama wàcc foo xam ne xamu fa dara ñëw rek tekki loolu nit amul maqaama boobu moo tax bëri na Europe ñi fa nekk ñoo xam ne man damay bokk ci groupe WhatsApp yoo xam ne am na ñoo xam ne amatuñu paas bu leen indi kon fii ku fi yàlla bàyyi nga nekk di fortaat ci dara la ngay jàng ko ba mokk waaye boo nekk dara di ko yëngatu gëm ko te neel fii ci lii laay dee yàlla dina indil teraanga loolu daal lay tëjee Lamine xam naa ni dégg naa la Tafa ñu tëjoo benn question rek laa lay laaj étudiants yi nga xamante ni ñetti étudiants yi dee barki démb ci géej gi mais nan nga mën a gisee loolu jàng ba nekk 3e année ngay def licence kii di def fa am duel 2 nga ñëw di wax yaa ngi dugg si gaal pour wuti nan nga mën a jàngate loolu est-ce que loolu bu ñu toogoon ci kanam am seen diplôme toog duñ am dara. waaw loolu li ñu koy jàngate xam nga mooy lan il fut des temps fii ñu naan jinne may mën a ci école yi dañ ci bàyyi xel bi ñu naan jinne may mën a ci école yi bu benn xale daanoo fukki xale daanu mais loolu mooy excité xale yi mais ñaata sacrifice dañuy def ci at mi mais ñi muy dal seen bopp ñooñu kenn mënu leen téye nañ xoolaat suñu bopp bu baax ñun ay réalités yi nekk Afrique waaw réalités yi nekk Afrique gars yi bu ñu bëggee falu bu nguur jotee ñaata sacrifice dañuy def yooyu fan lay dal mais nañ ko fay seet affaire bi du neen loolu mooy excité xale yi ñi ci bëri li leen di jàpp duñ ko sax xam dañ leen di xabtal marabu yi xam nañ ko ñi koy def ñaata nit la ñuy xabtal ñu génn dëkk bi mais yooyu yëpp dañ ci xoolaat ba pare def ñaan réew mi dafa laaj ñaan xam nga dafa am sang bu baax Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum dafa waxoon réew mi nañ ko sang bu waxee nag ko sang nag dañ ko waroon laaj naka lañ koy sangee mu wax ñu naka lañ koy sangee ñu sang réew mi te waxoon na maanaam fexe ba am unanimité maanaam réew mi yëpp jógandoo d'accord ci dara bu ñu ko defandoo rek réew mi naat mais réew moo xamante ni président bu faloo tey ginnaaw suba ñu commencé opposé wu mais fan la réew moomu jëm ba élection ñëwaat réew moom mënul dox réew moo xamante ni ñëpp ànduñu nekk benn li ëpp ci population bi ànduñu nekk ci benn projet réew moom dul def woykat yi woy nañ ko bu fukki di gas fukki di suul affaire bi du mën a dem nañu xoolaat suñu bopp kon fi ñu liñ bëgg ñu taxaw ci. da nga am idée foofu da nga am léegi waaw vas-y Abbas waaw. man de leneen laay tëjee fi tool yi. waaw mooy am di li mu mujjee wax nii lu am solo la ñu ci bàyyi xel mooy tamit dëgg la yëpp yi metti na lool ci population bi ci askan wi nga xam ne ñoo jàpp ci dara ci ñooñu la metti dëgg la étudiants yi nga jàng ba nekk si 3e année war a def 3e année bàyyi ko fa dëgg la neex na neexul boo gisee ma ne neexul neex na neexul yi dafa fii gis naa fi maintes fois nit jàng am ay diplôme jël ko teg ko toog di ci toog amul liggéey di semi dëgg la liggéey moo fi manqué mais nag mënoo jàng ba yenn moment yi jël fa loolu naan da ngay dem jaayi bitik wala da ngay dem jaay leneen te am na ñu ko fii def nag mais bëriwul parce que sa niveau da ngay jàpp ni sa niveau ak sa mentalité moo weesu niveau boobu te or que ni nag wërsëg moo yamul dëgg la mais nag foog ñu dolli population bi ñaax leen ci lenn mooy wutal leen métier ñoom ñëpp muy jeune ñi ci am métier ñu néew la parce que tamit la ñu jël muy métier mooy ay apprenti ak i fëgg kaar ak yooyu ak i lang ay gaal yooyu moo nekkul lu nga xam ne slogan la boo xam ne benn instant ñu ngi ko jël teg ko loo xam ne xamul fu mu ñu jëmee quoi
waaw maa ngi jégalu tëjoon naa. mais am na loo xam ne mënu ma ko ñàkk bañ a wax. parce que di remercier aussi son excellence. le président de la République monsieur Macky Sall. ndax je pense qu'il a compris. waaw li tax ma wax loolu mooy je pense qu'il a compris mooy que xam na ne. li tax mu jox artisans yi ministère complet. ma ne là il a compris que le développement du Sénégal ak li nga xam ne moo war a téye moo war a dimbali ba mbas meeg xale yi mën a toog mooy mu révolutionner artisanat bi gën a jëm kaw gën a dëgër parce que artisanat bi rek moom moo mën a ligganti mbir mi parce que xale yi dem bu dee formation artisan yi ñoo ko ma def ci ñoom mais bu artisanat bi taxawee xale yi dootuñu soxla leneen ndax bu dee liggéey ñoo artisanat bi rek moom moo mën a jubbante affaire yi donc man moo tax bi mu joxee ministre complet pour artisan yi. ministère de l'artisanat waaw man j'ai salué. peut-être je me suis dit que nag kii kat sama waa ji kat commencé naa xool parce que tamit gis nga artisan bu ñu deewee artisan yi deewoon. parce que artisan dañ ko rey. dafa dee wet. mais maa ngi dégg artisan yi di wax ni na fexe ñëw gis ni ñu wax nga yeneen problème ci am mu. voilà mais gis nga artisan bu dundee xale yi dootuñu dem fenn parce que qualification baa ngi fi. xam-xam baa ngi fi gaz li mu lay wax xam nga ko. fi ñu nekk nii xam nga ne fii ay coomo nekkuñu fi. mais amuñuy moyen. fi ñu toll ci xam-xam. boo ñu ñëwee fekk suñuy place mais mérité wu ñu toog ci place yi. war nañu mën a gérer lu bëree bëri. loolu nag artisanat bu dee moo ko waral. moo tax man ma saluer ministère bi nga xam ne moom la président daal di teg. jërëjëf Tafa moom xam naa ne boo moytuwul d'accord ak yow. waaw d'accord naa mooy xanaa ma sànni ci tuuti kàddu rek. waaw te tëjaale ko. waaw di wax ni loolu mu wax dëgg Ablaye Wade dafa mës a wax dara lu am solo mu ni xaalis bi leen di jox yéen ñi nga xamante ni ONG yi maanaam yor bureau yi climatisé auto climatisé ñu jox leen xaalisu njaboot gi xaalisu artisan yi ngeen toog seen i bureau di bind ay rapport yoo xam te ni xamu leen ni terrain bi mel Macky Sall na yeewu ci loolu MP xaw ma APEJ la ñu wax ak ay AMPEJ ay Prodac ñu toog ci bureau climatisé auto climatisé ñu jox leen indemnité de logement. yor projet yi war ko piloter war ko nekk ci terrain bi duñ leen mës a gis projet boo indi ñu def ko plagiat dem jox ko seen jarbaat wala ñu jox ko seen mbokk wala nangam sangam affaire bi dafa leerul ministre yi dañ leen di convoqué assemblée ñuy rendre compte population bi ñuy xam ministre de l'artisanat ne sol jiin ak trëy dugg ci biir dëkk bi looloo tax mu xam li fi nekk mais toog ci ay bureau xam nga di def ay informatique doo fi def dara ministre bu ñu wàccee du rendre compte ñu tegaat beneen ministre seddoo pàccoo rek laa fi gis. Kalidou looy tëjee yow. waaw samay mag dina wax ne yoonu ndaw bu gaaw nañu gëm suñu bopp si wax na ko nee na maa gaz bi nee na nañu raxas dëkk bi question que ni maanaam ñu jàpp dëkk bi ko sotti ndox nañu fexee set ñi nañu fexee góorgóorlu fexe di jaamu yàlla di respecté suñu waxu ji di fonk suñuy waaju suy di jàngi métier lépp lu ñuy nekk nañ ci dëgg te mu nekk lu gën te mu nekk lu yàlla santaane buñ ko dee def incha allah rabbi dañu am lu baax mais bu ñu jàddee beneen yoon rek duñ ko am parce que dañuy sonn di wax ne tamit ñu jox góorgóorlu bu baax a baax. jërëjëf Kalidou jërëjëf Moustapha jërëjëf Lamine Gueye Abbas Diané comme ne ko waxoon sànq retiré wu na ci nekk ci ay soxla di wax ni ñu ngi leen di jox dig daje di leen jaajëfal baax ci li nga xamante ni moom la doon waxtaanee ci bureau Barça Babarzakh andi ngeen ay solution defe naa ndaw ñi dégg nañ leen état bi tamit dégg nañ leen état bi sas ngeen ko ndax tey am na lu fi Lamine wax am na loo wax am na lu Kalidou wax kon loolu la balle est dans votre camp au niveau de l'état et au niveau aussi des parents di wax ni seen xarit Pape Ibrahima Diong moo nekkoon ci kaddu gi Babacar Coupé Diop nekkoon ci wàllu xarale gi maanaam ci caméra bi di leen jox dig daje incha allah ba di noonu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu